yokkal ma retour bi yokkal ma retour bi merci beaucoup Birane yokkal loolu léegi dañuy dem déglu ji track bi nga xam ne moom moo di Terminator bi Mojo génnee vous êtes en train de nous regarder en direct sur Facebook merci de partager yow itam mën na nga ko partager comme ça gars yi ñoom ñu comprendre en réalité qu'est-ce qui se passe entre Mojo on va réécouter maintenant dañuy def comme déglu nañu intégralement titre bi dañuy def détail dogot par dogot pour ñi nga xam ne dégluwuñ ko woon le track ne fait pas plus de 2 minutes quelques secondes en 2 minutes quelques secondes nga jàpp ci ku ci nekk di ko kalaas di kalaasaate Mojo man damaa xamul yow da ngaa bëggaale promotion wala lan la mais on va éclaircir tout ça je te laisse juste le son de partager comme ça gars yi mën a comprendre Mojo mii lan la doon wax ñu door a tàmbali nag waxtaan bi ay ca playal ma dégg. pause yow lan ngay wax balaa ngay yegg si ci Pinal Gang hip hop bu Pikine yaa ko yàq lan ngay wax ci début bi. parce que maa ngi naan Lamar yesi na ma pays Galsen bi ne ci crise di trophée relève bu sa mérite prix keel la ma dëkk but. maanaam prix dib ngay waxal noonu. si moom laay waxal noonu. lan la kaw prix dib def ba nga koy classe. voilà donc kaw cette année ci moo leen jox meilleure révélation de l'année. à Pikine. Sénégal Galsen. ah d'accord. affaire boobu waaye. moom lañ ko jox. waaw donc je me suis dit que man donc tey avant may dugg ci benn détail bi sax ci man donc li may wax que mooy mbir man bokk sama philosophie tey Mojo dafa rampe tey ba egsi ak fu mu munti egsi même bu dee niveau bi 5% la par rapport ak yeneen niveau yi à 10% annuel. donc tey yow ñu ne tey ku nekk sa ginnaaw ñu ne tey sa père moo nekk sa ginnaaw mooy sa manager sa père moo lay coacher. sa père moo nekk te donc am nga benn force bi am nga benn appui am nga benn link bi par rapport dans le hip hop Galsen. donc am nga benn point de plus buñ bokk dàqoo ñu rap ëppoo ñu flow ëppoo ñu lenn ñu nommé la meilleure révélation ba pare nga taxaw ne maa foog ñi fi nekk maa mën ñi fi ne maa téye révélation bi ndax underground bi ñu mën maa leen suul ci sa communication. donc man j'en fais pas partie ci ñi nga xamante ne yaa leen foog bokkuma ci ñi nga mën. bokkuma ci ñi nga xamante ne nii tey mën na leen a devancer gérer ko ñeneen. loolu moom moo indi classe bi nga ubbee ko ak kaw Pirip Dip. voilà d'accord mais kaw am na droit papaam amul benn influence par exemple ci man wala mu am influence ci keneen peut-être par exemple. I don't know mun nga am sa tonton wala nga am sa grand frère mu lay manager mais ça veut pas dire que dafay am influence ci hip hop bi bay mën a décider loo xamante ne nii bon pour la première fois ma dégg nit ku indigné wu ci affaire boobu parce que. est-ce que gars yi ñu fàtte loolu sax mais bon wow. tu as tes raisons et puis ça va c'est tes raisons et je comprends au moins que ça aura le mérite d'être éclairci nga ni kon liñ ko jox révélation daf la naqari te moom naqari moom même bu dee jox nañ ko ko donc communication na ko moo lay rewaat moom dafa wax ne dafa foog ñëpp moo mën ñëpp buñ ko joxee mooy révélation parce que moo fi nekk moom loolu la wax wala loolu nga jàpp loolu la wax fan la ko waxee. c'était sur DTV si je ne me trompe pas. mu nekk boo génnee interview la ñu def avec la sister là. je connais pas son nom. donc directement. donc merci à mon père donc voilà on m'a donné ce trophée voilà je suis le meilleur quoi ok avec j'avais pas entendu mais c'est bien moom kon moom nga waxal Pikine. moom laa wax waxoon nag One Lyrical. non. One Lyrical waxoo ko dara parce que après concours bi dafa mel ne ñu bëri dañu foogoon ne mais comme wan kaw Pirip Dip nga waxal ñu dem déglu la suite Birane. taxawal Marwan Habibi BMJ moo koy faral di wax kon BMJ ngay waxal foofu BMJ lu mu la def. mu ne dama ne ko virus mortel nga laal ñan ko man am naa club Mercator Marwan la ma yoroon club parmi ces Marwan là qu'il nous offre laa mun a wax. Il a dit que yaa ngi ci Mercator te mënoo am club. moom c'est ce qu'il a dit yaa ngi ci Mercator te boobu ba léegi mënoo am club. léegi loolu qui fait les Mercator ici Kaolack dëgg maa xalaat damaa bëgg Kaolack moom Sénégal maa fi def Mercator.
mais mercato luy am la mercato mooy marché ci italien. mais mercato game bi maa xala pas. man xalaat bu ñu waxee benn affaire si game bi rek da nga naan loolu man maa ko moom man la ñuy waxal. mais effectivement tey Pape Sidi la ñu waxante dëgg tey boo nee tey rab boobu bi donc fekk naa ko fi quoi. mais boo nee rab boobu nag xanaa Mojo la mais boo nee mercato tamit wax dëgg yàlla sa xel ci Mojo la. yaa ngi ci mercato bi ba léegi amoo club. amoo club. cela veut dire que amoo producteur bu la mën a produire. ah d'accord foofu la c'est vrai. mais yow yaa ngi rob ci. maa ngi rob tamit. mais jarul loolu ngay tontu parce que am nga club. non parce que naa ko tontu xam nga tax ma koy tontu. parce que sama club mooy dama def sama projet mu yóbbu ma fu sori. sama club mooy dama gañe lu ma mës a gañe sama club mooy. maa ngi ci côté représentativité. tey sama gox sama dëkk fier nañu ci man. donc sama premier club bi ma njëkk a jënd Saloum la tey bu ma Saloum rejeté woon donc amatuma leen lu muy progrès ci hip hop buñ ne nit baax na mbokk yaakaar wala li nga wax xalanguma mënul daj suuf. waruloon laal mercato bi daal. mu laal mercato bu ne woon leneen ak leneen mais mercato maa ko moom. mu ne yaa ngi ci mercato bi ba léegi amoo club. amoo club tey yow mi ko waxoon ci mercato dara ma xëy tontu la maa moom mercato. man mu waxoon mercato bi ren doxul moom lu may loo may wax. waaw xanaa danga ne mercato football bi. mais punchline dina méttee def léegi si game bi de parce que loo wax am na ko moom allez on y va pour la suite. attends nga ni Dip wala waxoog Dip wala ba tey yaa ngi ci BMJ. maa ngi ci BMJ Dip nga ne ko Dip moo ko tooj moo tax mu si. mais BMJ dafa am talent rek. laa ko wax sax. et BMJ dafa mun rab de. mercato Marwan laaj ma yor gën club Brise. parce que Brise. wàcce na la fépp. nga dem nga mujj ci bagge ji di baggeel pause ak Dip dama jóge waat te yokk niveau bi rek. sinon nga ne ko Paco Brise wàcce na la fépp. mais ñoom ñaar ay copains lañ de. ay copains lañ mais dëgg dafa neexoon moom laa la wax léegi à l'entame Kaolack da ngay dem xam ne diw moo fi ne mais boo demee Yoff on parle de Paco Brise. du ma Yoff dëkkuma Yoff du ma lébu mais tamit public bi tamit du fenn public yi comme moo mel noonu. d'accord on y va. man police bi dem na poubelle sama partant Yoff fal na king la dem ak yi da ngay jox ba bu mekk góoru classe mais ñëpp laay fay galaat galaat yi cee yi 5-5 fay an boobu pare bul promoteur yi say jox naa son journée la te may seen baay oli laal sin wataat maa bi jàmm kañoo am na foo de en paix ramina taw le 17 man la war fii ñaari carte instant bis en paix pause. dellu si waat ci classe bi foofu moom Taiji Chine nga waxal. si c'était en 2017 en 2017 nga ne ko flow up 2000 mais flow up Taiji Chine daf la gañ. dafa ma gañ waaw dañ ko may nga wax. léegi mun naa leeral loolu lan la. 2017 bi ma nekkee quart de finale parce que sax man xaw ma woon sax quart de finale la parce que dañoo vous êtes en demi-finale. loolu lañ ma wax mais nag après par la suite laa xam ne quart de finale la mais bi ma joué je veux pas citer son nom mais dafa ma fekk ci biti. Taiji Chine. non non pas Taiji Chine Taiji xaw ma ko xam naa ko ne à travers le hip hop. waaw parmi ci gars yi quoi mais xaw ma ko nii quoi xamante ni ma toog ci biti ñëw am benn waay mu fekk foofu na ma yow lay wër. jógati loxoom jox ma ne ma barki Serigne Saliou yaa ma naral foo jógee ma ne ko Kaolack mu ne ma est-ce que xam nga benn affaire ma ne ko mu ne ma ren Thiès mbaa Kaolack moom fuloo ma ne ko looy wax ni mu ne waaw mu ne ma yow ak ki ne Thiès yéen doo nga fi am niveau xamul sax ki ne Thiès boobaa xaw ma mais loolu la ma ne ko donc kon dafa mel ni ki ne Thiès aay na de mu ne ma ne ko mu ne ma waaw ma ne ko kon baax na préparé rek ma ne ko lii mu ne ma ne ko bu jigee rek moo jigee lay def. kan la kan moo la wax loolu. non je veux pas citer son nom quoi parce que da ko waxoon te yàlla rek a tax mu wax. ci hip hop bi la ne. ci hip hop bi la ne ñëpp xam nañ ko bu baax ñëw fekk mu nuyu ma dama Thiès wala Kaolack ñoo flow rek. ku nekk ci hip hop bi dinaan barki Serigne Saliou. yaa ma narab. ma ne ko kan la waay mu jënd café naan fekk moom boobu maa ngi ànd ak sama 5 gars ñu jënd suñuy sandwich toog noonu ci coulisse yi noonu xam nga coob après ci lañ ma éliminé ma fàtte lépp mais tey je veux pas voir un Taiji qui dit que je suis le champion en 2017 flow. ah moom moo nekk champion bi kay. voilà moo nekk champion avec les autres man gisuma ko dajewuñu xamul ban xamuma ko donc man xam nga kan laa mën a considéré Balla Gaye tey bu taxawee ne Modou Lo du sama champion c'est normal mosu ko daan te Yékini taxaw na Balla Gaye daan ko Balla Gaye ne suis le roi des arènes Eumeu Sène nag kii du sama roi des arènes. j'ai mes droits du sama champion man 2017. gañewu la. gañewu ma te dajewuñ parce que li tax sax ma visé ko mooy que bu ma ko ignoré woon xamuma ko tey nit ñëw ne ma
donc Kaolack la mais bañ na ma Thiès ci laa ko teg bët di wër kii mooy kan. lu tax ñu ne ma Thiès mii moo yéen ñaar a waroon a dem kon donc je refuse duma ko masa nangu te buñ jàkkaarloo woon ci bit wala ci lu mu mënti doon anyway. su ko ne ko may su nangoo di nga baatal ak moom. loolu moom baatal ma def ko. non bu leen yem ci leneen def leen baatal rek. amul su nangoo woon di nga baatal ak moom waaye léegi yow léegi loolu 2017 nga bàyyi ba 2020 di ci génne clash di ko ci boole ba pare nga ciy wax ay phonétique chambre neuve di jaxase daal loolu ay jaxase la noonu. pas jaxase. loolu loo wax xam nga Pape Sidi li may wax rek man la mboose. ku ci xamul moo jóg nee ko mboose direct laa ko def. man su may dugg ci kër am ak Pape Sidi benn histoire yow mi may attene ci kër gi sax da ngay ñam. ah bon. waaw man au fait noonu la mu ngi mel ni xeexu mbooloo la rek Mojo ànd naag diw mu ngay raag xaw ma ku may xeex ak na doon sax suma papa moo ñëwee dañuy atte ba pare ma doon xam ne xëy man sama papa nekk ci la bokk man noonu laay def damay ñëw fekk ko fa mu ne que ça soit mu fekk fa nit wala ñu jiital ko wala nit kooku jiitu ko wala na nga anyway dama ko fay fekk. ñoom Big Derix da nga boole ñoom Big Derix. seen DG bi sax laa njëkk a coppati nga ma. boo yow waa Samb Diop dañoo wax de. dañ lay classe de. waaw si di. mais bu dafa mel ne ragaloo clash quand même parce que ñi nga clash yëpp dañu mun rap te dañu mun clash. loolu moo tax 2017 taay ji tudd la yëgu la tinul mais dafa wax ne moom moo gagné ñëpp yow nga d'accord ne gagné wu la loolu moo tax nga clash ko. moo gagné Fulo. mais man gagné wu ma te du sama champion lu wari champion Citizen Mike dama faa fekk 700 et quelques artistes yu postulé. ñooñu buñ taxawoon moo waxaat ko benn laa leen doon duma ci xam-xam benn parce que dama doon def ak ñoom cours théorie def ak ñoom pratique avec des ONG ñuy jàng may jógee université. yow 700 yooyu yëpp dajewoo ak ñoom. 50 personnes nga ci retenir parce que 700 yooyu avant nga. mais 50 yooyu yëpp dajewoo ak ñoom te yow ñëpp nga wax ne dóor nga leen. waaw léegi dama lay wax benn affaire 50 yooyu noonu 700 yi yow tey Pape Sidi bu ñu defoon ñu compilation la donc on a besoin 50 artistes il y a 400 candidats donc 400 yooyu noonu da ngeen lay jël nit ki son bu ne nga déglu. déjà ne élimination verbale bi nga njëkk a def rek ci 100 yi. donc confirme que ne 100 yi ñoo ëpp level ñii nag war nañ la mën a indi ñu jañoo. bi ñu indee ñu jàkkaarloo entre nous donc ñu ñuy sol xam-xam dañuy jox expérience gouvernance nangam ak nangam ak leneen ak leneen. donc bañ génn ci ñu ne kaay la ñu évaluer leen. waaw mais cours yi ñu doon def foofu ça nous sert quelque chose. ça nous sert à quelque chose on va écouter à la suite ñu xool lan moo kan moo ci topp wala lan moo ci topp. attends waaw léegi yow ñi gagné concours ñëpp da nga leen di rangale pour classe leen wala li nga gagné wul flow ubbi moo la naqari wala boo jóg parce que jóge nga ci taay ji Chine dem dal ci Ndobin bu Kasinka Crew nga ni dafa suul kalpon te foo gis Ndobin gis kalpon. la ilaha illallah suivre réseaux sociaux yi. sama gaañ la de. waaye man de wax dëgg yàlla bu njëkk dama daan gis Kasinka mu ngi mel ni tey ñu ne raay bi Mojo. raay bi production en concert raay bi en live raay bi déedéet. léegi dañ naan Mojo raay bi ña ngay doxal seeni doxal mais man Mojo en tant que artiste man Mojo carrière solo laay suivre jamono. mais Ndobin moo gagné en solo. flow ay dégg dëgg sama waaye la mu dégg ma mu ñàkk maa dégg. kalpom noonu ñaar moo am. que ça soit mu doon lu ñuy nëbbu bañ ko bu wax mu leer mais naa ko dévaliser mooy que kalpom moom na dem xooli leneen lu mu def que ça soit mu def solo mais Kasinka gëmatuñu ko. Ndobin a gagné flow boo xoolee Ndobin fest ak lu mu mënti doon moom mooy presque en personne te loolu mosuma ko gis ci Ndobin parce que loolu laa ko xamee sama waay la woon. yow mënoo ko woo téléphone wala nga message ko moo gën nga koy clash. clash ma ko ndax loolu de. la moo tax nga clash ko. son bi mu mujjee génn. mooy forxos xaw ma rab boobu dee na mu ngi ci matelas yi loolu la wax de. nee na rab boobu dee na mu ngi ci matelas yi man maay boobu deewul. buñ tàllalee biographie ñooñu ma la limal ñëpp tàllal sama biographie barke Mohamed ñu yëkkati seen bos benn man je vais pas prendre la musique comme ma mission je vais pas prendre la musique comme ma vie je la considère comme une passion enfantine. Jusqu'à présent c'est ma passion
mais les études et autres c'est ma vie en dehors de musique je peux faire autre chose que ñoom ils se sont tous concentrés sur la musique et disent que musique c'est ma vie donc je vais musique boo ko yàkkamtee mën na la xaar ma boo ko xaaree mu découragé loo bu la découragé loo nga yàq sa vie c'est ça la musique. kon Ndobine moom daf la clash yow it nga ruuxale ko jaxase ko yow saytaane nga da ngay jaxase ay nit ne ko yee yow dangaa suul kalpong te ñoom ñaar ay xarit lañ te loolu am waroo def loolu looloo am alaaji waroo def loolu nee na objection gi moom da nga ma koy may alaaji léegi Pape Sidi non imagine tey ñu ne rab boobu di am rab boobu laa yaakaar ci rab boobu laa ne mais léegi nga ma fi wax ne ma yow yaakaaroo musique passion la si yow mais booy dox ci mbedd romb benn ñaar fukk nga for dox tuuti romb borom ndox jënd naan waaye ndox moom am na fu mu dugg dañ ne la kuy tàbbi ci teen boo ko sànnee jaasi mu téye ci donte da koy rey looluy musique bi ak man su ma doon suuf ci teen nga tàbbi ma jaasi tey na ma jàpp dama ciy jàpp may dagg baa may dugg malgré dana ma gaañ mais aw ma pexe maa ngi jàng mais maa ngi def musique kon donc rab boobu du ma may kii que ce soit mu koy laal kon ba fii kaw Pirip Dip BMJ Taji Chine Ndobine ku ci des ñu déglu dafa mel ne ñooñu rek nga laal kon daal na kaaw Pirip Dip xam ne li nga ko kalaas am na raison na BMJ non par ordre alphabétique laa leen di laal par ordre d'arrivée sur la chanson na BMJ xam ne li nga ko kalaas am na sa propre raison mais c'était raison hein c'est pas ça veut pas dire que c'était raison que c'est vraiment une raison chacun a sa raison la raison moom xëy benn philosophie laay bañ a dugg fii di ko def nga classaale Taji Chine clash Ndobine bi nga leen clashé woo nañ la wala ñu message la wala ñu saaga la wala amul am na ay gars yi yónneewuñ la ay dara ci commentaire non sequma ko ak ñoom appel non sequma mais commentaire yi gars yi dañ naan yow da nga bëgg buzz moo tax li ngay def nga koy def am na ci sax yenn saa yi ngay gis koo xam da lay saaga mais li may wax chaque jour rek boo ne Modio dafa bëgg buzz wala Modio dafa bëgg ñiitu ay morom dafa nga tàllal biographie man ci mbind laa xam ci mbind laay dox ci preuve laay dox dafa nga tàllal seen biographie xool 2015 gi ma dooree ak ñoom fi ñu dooree li ma def li ñu def fi ma jaar fi ñu jaar ci li ma ne ak ci li ne boo ko fa fekkee yëkkati la donc biographie yaa ngi fi dañuy wax. te man 2015 laa gëj a mise à jour sama bi 2017 bi ma gagné si 17 maa ngi laa gëj a mise à jour sama comment dire sama biographie. te à chaque année da nga ko war a mise à jour renouveler. mais dama leen di wane ne la fa newoon saa ma yokk fi li fi xew jamono jii nii du ma ko laal te naa ko fa ba album bi. Il répond sous le nom de Modio. C'était notre invité dans le Pause Café Ataya à 55 minutes après 15h. Merci de suivre les programmes de iRadio Dakar. Si vous avez envie d'écouter plus de Modio, il faut aller sur Internet et taper Modio Saloum ou faire Modio Kadambose. Il y a une chanson qui s'intitule Terminator avec des rappeurs qui sont en vogue et qui ont été clashés. Modio, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Pape Sidi. On y reviendra dinañ amaat yeneen jotaay pour gën a détailler mais merci beaucoup les gars merci beaucoup à vous aussi chers internautes merci beaucoup à Birane Cissé la pub et après la pub vous aurez un bulletin d'information sur iRadio Dakar rendez-vous demain à partir de 14h bye bye.